mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu xam ngeen ne nag RTS de émission tam-tam ñi ngi fii ci Mbour waaye nag dañu nekk ci benn gox bu nga xamante ne bii defe naa ne gis ngeen image yi muy quai de pêche bu Mbour kon nag bu ñu waxee quai de pêche mbokk yi faw ñu diisoo ak nappkat yi diisoo ak ñi nga xamante ne bi mbokk yi ñoom ñooy liggéey ci quai de pêche bi mu nekk quai de pêche bu mag ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp den fàttali nag ne yéen a ngi ñuy jot ci canal 5 bu TNT tam-tam vacances di wéyal mbokk yi fii ci Mbour xam ngeen ne saa su ne dañuy ànd ak suñu xarit madame Guèye Maymouna Sy daal di continuer li nga xamante ne moom mooy historique bi waaye mbokk yi bu ci kanamee nag dinañu déglu ki nga xamante ne mooy monsieur le maire parce que tout simplement gox bu ñu dem ñu dalal ñu monsieur le maire faaw ñu dégg ko nag alors bu ñu liggéey ci loolu dinañu ñëw ak yéen ci électron libre suñu électron libre tey nekk suñu xarit Malcolm Actu Vacances Lena Sarr nee na man dinaa am lu am solo lu nga xamante ne bi dinaa leen ko indil mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dañuy ànd ak yéen ci li nga xamante ne bi moom mooy Dara Vacances ak suñu xarit Ramatoulaye Dara Vacances nag mbokk yi xam ngeen ne gox bu ñu dem daf fay am waaye nag Mama Dieye nee na man fii ci Mbour dama leen di indil ay conseils pratiques kon nag saa su ne dañuy jeexal émission bi ak ki nga xamante ne bi mooy la grande Saint-Louisienne Khady Didi mu ñëw ak ñun ci li nga xamante ne bi moom mooy météo tey nag dañuy am mbégte di recevoir monsieur Adama Sall nga xamante ne bi moom mooy président wu quai de pêche bu Mbour waaye nag saa su ne xam ngeen ne mbokk yi damay am mbégte di feggoo ak la grande madame Guèye Maymouna Sy alors c'est vrai que Maymouna on est dans un décor extraordinaire avec la mer à côté les bateaux ñi nga xamante ne bi ñoo ngi fi liggéey ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax ba pare di leen dolli courage parce que je pense que soo gisee lii da ngay xam ne Sénégal nit ñi bëgg nañoo liggéey maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est toujours un très grand plaisir May de te recevoir rawatina nag ci bateau bi nga xamante ne bi dañu ko ñun xam nga RTS2 daal installé fii suñu plateau et je trouve que le décor est magnifique May welcome fii ci quai de pêche bu Mbour. thank you Yaham suñu décor bi macha allah man dama naan sax dafa ëpp magnifique waaw vraiment c'est merveilleux jekk na lool et puis c'est naturel original ma lay fay di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne boobulee ñu ngi ànd ak ñun di nuyu suñu invité am mbégte nag ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy xamale askan wi xamale ñiy seetaan suñu émission ci gox yi nga xamante ne ñu ngi fay dem taarix bi ak li nga xam ne mooy mbaaxu gox yooyu nga xam ne fa la ñuy tourner émission tey nag ñu ñëw fii ci TFS xam naa bu si kanamee tuuti rek boo xuusee ñu mën a ñëw nag ci historique bi wante ñëw tamit comme ni nga ko waxee sànq ci mot de bienvenue kilifa gi nga xam ne moom moo jiite dëkk bi. tout à fait alors mbokk yi c'est vrai que nag dañu koy faral di wax dañu ne encore plus proche de vous te loolu defe naa ne gis ngeen ne loolu la ñuy wéyal saa su ne fu population bi nekk on fait tout pour gën leen la jege gën a waxtaan ak moo ñoom li nga xamante ne bi moo baax li nga xamante ne bi war nañ ko mun a changer ak vraiment les grands projets ci biir loolu mbokk yi dañuy am mbégte nag vraiment di recevoir monsieur Adama Sall sànq maa ngi koy wax muy président quai de pêche bu Mbour monsieur Sall RTS2 mi ngi lay nuyu di kontaan si dalal bi ngeen ñu dalal alors c'est vrai que bateau bi macha allah ci ñun yànj na lool parce que day def bu baax a baax le décor u quai de pêche ñoo ngi lay dalal jàmm si émission tam-tam monsieur Sall. merci yaa xam man tamit maa ngi leen di fay. di leen dalal jàmm di leen wax ne soyez les bienvenus ici au quai de pêche de Mbour. merci parce que tamit ku ne quai de pêche de Mbour. wax mool. ku wax mool wax mareyeur. ku wax mareyeur wax femme transformatrice. wallaay ku wax femme transformatrice wax micro mareyeur. très bien kon boo leen ñëwee fii. dañu am contentement. pour que tamit ni nga ko waxee RTS2. mun a génne li nga xamante mooy activité. ak cosaan ak aada bu Mbour tefes surtout au niveau du quai de pêche. très bien en tout cas ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi nañu leen ko waxee woon dañuy ànd ak la grande Maymouna Sy daal di dem ci li nga xamante ne bi moom mooy mot de bienvenue monsieur le maire de Mbour mbokk yi ñu dem dellu si waat à tout de suite. ngi leen di gërëm di leen sant ci ñëw bi ngeen fi ñëw nag ci fi ñuy wax Mbour capitale de la Petite Côte di leen ziare di leen dalal. Mbour dee dëkk bu yaatu dëkk bu mag la dëkk Mbour fay la Mbour nag dafa am particularité ndax Mbour yaakaar naa ethnie yi ci Sénégal yëpp ñu ngi fi. boo dégg ñu ne Mbour dañ am na dàkkantal Mbour géej la ñuy wax te boo nee géej rek yaa ngi ci napp ndax napp la ñu xamee woon bien que mbay mi am na fi tourisme bi tamit mu ngi fi
waaye napp gi yaakaar naa boo koy xool bu ñu nekkul premier nekk deuxième port de pêche du Sénégal ndax li ñu fiy génne bari na trop ndax am nañ fi au moins plus de 2000 pirogues yoo xam ni ñu ngi fiy daw ak yeneen yi nga xam ni aussi nekk na ci dëkk bi jëm ci mbirum pêche ndax xam nga pêche moom dafa yaatu ndax am nañ fi dex am nañ fi géej te li géej gi di génne macha allah bari na moo tax population bi gën a dense ndax nit ñi ko wër yëpp li ma doon wax léegi dëkk yi nekkoon Mbour yëpp dañoo wër léegi gàddaay ñëw biir Mbour moo tax Mbour population bi doublé sur le plan touristique du ma wax ni sax mi ngi dox à 100% léegi parce que tourisme bi dafa wàññeeku ndax léegi lu ci bari dañ ko concentré ci Saly station balnéaire de Saly mais ñoom tamit mënuñoo dem sans Mbour moo tax temps yi sax xam naa dinañ ci waxtaan ndax ñu ngi ci affaire intercommunalité ndax Mbour tourisme lañ ko xamee pêche lañ ko xamee mbay mi tamit mu ngi fi. aussi tamit ñu ngi rafetlu liggéeyu Promoville ndax Promoville bi aussi dugg na ci dëkk bi pour 16 kilomètres mais pour le moment. BAD moo ñëwagum mu des BID léegi ñooñu tamit bu ñu ñëwee 16 kilomètres yi dana mat mais fii mu nekk on est en train de dérouler lu mat 6 kilomètres te 6 kilomètres yooyu ñu def aussi dëkk bi ñu ngi ci gis seen bopp. hôpital bi aussi gis nga coopération moo ñu may avec nos amis de Limoges ak les Belges ak Concarneau am nañu hôpital boo xam ni bu mucc ayib la wax dëgg yàlla. hôpital dañ koy hôpital Grand Mbour mais ñu ngi koy wutal tur sax ndax ñu ngi waxtaan pour ñu wutal ko tur ndax am nañu ay kilifa yoo xam ne vraiment sax xalaat nañu ñu wutal leen ay tur. mu nekk booy xool service sax service régional des impôts ñu ngi fi service des pêches régional ñu ngi fi service yu mag yëpp ñu ngi fii ci Mbour ba nga xam ni Mbour ci boppam vraiment bu ñu ko defoon région lu bari dana deñ lu bari danañ ko am ci maanaam ci développement ci infrastructure yooyu yëpp dana ci am parce que Mbour région Petite Côte ndax am na ci région yu bari yu nekk Sénégal li Mbour di liggéey di ko dugal ci état bi ñu bari lu bari amu ci moo tax fi mu nekk daal waa Mbour lépp seen wax ji daal benn la mooy daal bu ñu ko mënoon def région de la Petite Côte daal lu ñu gënal la ndax léegi daan nañ ko wax ni lu Mbour rek wuti Mbour. Alors c'est vrai que nag RTS2 dañ koy faral di wax c'est un divertissement assez intelligent alors bu ñu ñëwee ci population yi aussi dinañu am daal ay bëgg-bëgg yu nga xamante ni dinañ ko fésal dégg ngeen monsieur le maire lu mu wax nee na suñ ko defoon région dina leen arranger bu baax a baax waaye may li tax ma naan divertissement intelligent parce que à chaque fois dafa am ay njàngat alors c'est la première fois que j'entends que Mbour dafa am dex. muy lu am solo dex goo xamante ne peut-être xëy na dafay fekk si rek géej gi nga xam ne moom la ñuy faral di dàqantale Mbour ndax wax na ko nee na buñ ne Mbour ñu ne Mbour géej. muy tamit dex goo xamante ne xëy na dinañ fay def pêche mais pêche boo xamante ne pêche cosaan la pêche traditionnelle artisanale alors ñu ngi fii ci tefes Mbour tefes waaw bu ñu ne Mbour tefes nag xel yi ak xol yëpp day dem ci mool sànq suñu invité mu ngi koy wax wante xel yi dina dem tamit ci li nga xamante ne mooy tout ce qui est ressources halieutiques buy génnee fii monsieur Sall yow yaay président quai de pêche bu Mbour bi man li ma lay njëkk a laaj mooy quai de pêche bii de su ma juumul ak liñ fi gis ci acteurs yëpp bu nekkul deuxième de xam naa dina nekk troisième quai de pêche bu gën a important ci Sénégal. waaw ok Maïmouna li nga wax ñun mënuñoo nekk troisième. ñun bu ñu nekkulee premier ñoo nekk premier quai de pêche de débarquement. au niveau du Sénégal. parce que ñun saison continue la ñu am. d'accord 12 mois sur 12. ok te li ñuy wax chiffres yi. suñ leen ko waxee loolu dina confirmer man lu may wax. dëgg la très bien alors précision la ñu bëggoon rek yaxam ndax chiffres yooyu muy wax. jot nañ ci gëstu bi xool ay statistiques yoo xamante ne ñu ngi ko jëlee ci service régional de Thiès bi nga xam ne mooy toppatoo lépp lu jëm ci affaire maritime. ñu jàpp nag ne fii ci commune de Mbour. daanaka ci ñetti variété muy poisson bi. xamee nañ leen ko crustacé bi ak yeneen produits yi nga xamante ne tamit nit ñi bëgg nañ ko bu baax lu ci mel ni crevette bi ndax mën nga ñëw ak ñun ci xayma rek ci bu ñu xayma ci at bi ñaata tonne wala ñaata kilo moo fi jóge waaw loolu mën nañ la ko jox. parce que boo xoolee rek en 2017. waaw 387 128 871 tonnes débarqué nañ ko fii ci Mbour. waaw tey boo xoolee de janvier 2018. à juillet 2018. nekk na si 22 000 tonnes 0,53 100 tonnes te demaguñu fin d'année donc kon
on a les chiffres parce que tamit ñun on est en parfaite collaboration avec service de pêche di xam suñu mise à terre par mois sax mën nañ la ko wax waxtuma laak li nga xam ne moom la ñu débarqué annuel si espèce yëpp nag comme ni nga ko waxee ñun def naa ne espèce yëpp la ñu am parce que ñun système de pêche yëpp la ñu pratiqué fii Mbour fila tournée yi mu ngi fi parce que gaal bii ngeen wax ne moom ngeen toog nii gaalu fila tournée la mu ñu koy wax seen tournante ñun am nañ ay pirogue glacière am nañ ay gaal pêche du jour mooy gaalu ndaw yi ngeen di gis am nañ ay filet dormant am nañ ay filet dérivant am nañ ñuy napp symbiome muy yéet bi ak tuufa bi donc kon ñun mën nañ la wax ne la système de pêche yëpp la ñu pratiquer ici à Mbour. waaw léegi nag comme yaa ngi ñëw ci système de pêche yi bëggoon nañu xam aussi ban wàll la ci exportation bi am. voilà exportation bi tamit am na ci wàllu bu am solo. d'accord parce que boo tey boo xoolee li nga xamee ni mooy espèce noble yi. li demee ni waraañ coof doy badees jën yooyu yëpp meru mënuma ko lim yooyu yëpp et cetera ñoom dañuy dem vers l'exportation. d'accord boo xoolee poulpe bi dafay dem vers l'exportation. boo xoolee chèvre yi dañuy dem vers l'exportation. donc jën yooyu yëpp même symbiome bi ak yët bi léegi asiatique yi dañ koy jël dañ fay dem vers l'exportation. waaye nag may xam sànq maa ngi wax exportation mais je pense que aussi c'est important xool aussi naka la ñuy évacuer ak naka la ñuy def ba sénégalais yi nekk au Sénégal di jot ci vraiment li jóge ci géej jóge Mbour aussi. waaw loolu lu am importance la day tax rek ñu dugg ci laaj bi nga xam ne moom laa bëggoon a jëmale ci monsieur Sall muy nan ngeen di organiser woo ba li nga xamante ne moom mooy ressource yi génnee fii te mu war a des fii ci Sénégal ngeen acheminer ko ci site yi nga xamante ne mooy seeni destination organisation bi nan ngeen ko tëralee. waaw loolu may na loolu lu yomb la. parce que tamit xam nga bu ma waxee les espèces nobles. parce que jën bu nekk dafa am pireem. bon ñun tey jii. en tant que sénégalais en tant que africain am na ñu koy def dañuy ñëw jënd coof di ko tubaab yi jënde dem yóbbu ko di ko consommer dañuy ñëw ba fii tamit ñi ngi tamit à l'intérieur du pays tamit gis ngeen oto yi ngeen gis ci biir port bi gis ngeen bi ngeen di dugg am leen foo leen jaar oto yi demuñu France demuñu fenn à l'intérieur du pays la ñuy def fii ba Koulibantang maak Koulibantang fii ba Kédougou fii ba Tamba ñoom ñoo fay yóbbu jën bi pour sénégalais yi mën a mais monsieur Sall pour cela il faut une certaine organisation léegi yow yaay président bi comment est-ce que vous êtes organisé parce que c'est pas une petite affaire il y a déjà tout le Sénégal et aussi l'exportation au niveau de l'extérieur comment ça se passe côté organisation parce que y a des mareyeurs qui ne font que l'exportation d'accord il y a des mareyeurs qui ne font que ñoom lu ñuy def mooy jënd yóbbu à l'intérieur du pays. Donc c'est organisé. Parce que y a des mareyeurs qui ne font que l'exportation. D'autres ne font que vendre à l'intérieur du pays. Ok. Alors May aussi j'ai besoin de savoir bu ñu waxee mareyeur je veux dire c'est-à-dire doo xëy nga ne dama nekk mareyeur y a des normes qui te permettent nga nekk mareyeur. Oui parce que mareyeur pour nga nekk mareyeur da nga am carte mareyeur. D'accord. Mais nag xam nga. Pêche artisanale dafa yaatu gannaaw parce que boo xoolee bien vrai y a les mareyeurs mooy peut-être ñi nga xam ne dañuy yóbbu dans les usines pour dem vers l'exportation y a d'autres ñi nga xam ne dañuy dem vers l'intérieur du pays mais y a les micro-mareyeurs d'accord les micro-mareyeurs boo leen xoolee jigéen ñi ngeen gis fii nii yëpp ñuy yëngatu bu ñu xëyee le matin dañuy ñëw fii di liggéey c'est les micro-mareyeurs dañuy jënd directement ci gaal yi jaay les mareyeurs yu def l'exportation wala ñuy yóbbu à l'intérieur du pays d'accord parce que nag May am na benn mot bu ma jàng naka lañ ma waxoon sax lagg-laggal non waaw lagg-laggal c'est ça waaw lagg-laggal waaw boo déggee ñu wax lagg-laggal mën naa la wax ne mooy micro-mareyeur parce que ñoom demuñu Dakar demuñu fenn ñoom fii la ñu yem dañuy jënd fii si gaal gi jaayaat ko fii sur place ñi ko soxla ñoom ñu génn si mais nag boo gisee tur bi lagg-laggal bi olof la mais boo demee ci français bi ñoom moom la ñu tuddee les micro-mareyeurs très bien alors monsieur Sall ñu desandi ci fi nga xamante ne mooy tefes ba tey ci Mbour mbirum pêche bi maanaam napp gi sànq yaa ngi wax ci bateau yi nga xam ne moom la ñuy utiliser wax itam ci li nga xamante ne mooy jumtukaay yi wante bëggoon nañu xam liggéey boo gis bu ne rek xëy na dina ci am ay jafe-jafe dina am foo xamante ne foofu lay sooxee ndax mën nañoo làbbale ba mu gën a dem waaw fii ci quai de pêche bu Mbour ana lan mooy jafe-jafe gi bu dee am na bon quai de pêche bi bon lenn rek moo fi nekk mooy waaw xam nga fii dafa nekk milieu boo nga xamante ni dafa complexe parce que tamit boo xoolee dëkk bu mel ni Mbour mënuloo wax ne benn usine am na fii même tourisme bi ministre maire di wax ñun on ne sent pas le tourisme ici à Mbour d'accord boo xoolee presque yeneen dëkk yu ñu wër
peut-être ñooy bénéficier ci tourisme. donc kon ñi fi yëngatu ñëpp. géej gi mooy seen usine. moom mooy seen zone touristique. donc ñoom ñëpp pour ñu ñëw jafe-jafe ñu am yëpp lenn rek la. mooy mool yi y a un problème de financement. qui se pose parce que tey jii sa gaal dafa yàqu te gaal yi ngay gis nii rek li ngay gis nii ngay koy xeeb nii. ça coûte plus de 7 millions. li ngay gis nii. bon nga xool seen tournante bi si boppam ça coûte ay plus de 10 millions. léegi nga xool tey oto mareyeur yi benn oto ñaata lay jar. mais loolu boo ko amulee yow mënuloo liggéey. yow nga nekk mareyeur bi def exportation. mais tey il faut nga am un fonds de roulement. absolument parce que jën bi ku nekk ne prix jën ku nekk xam ne taxul benn place. tey mën na jël 2000 francs suba mu ñëw jar 8000. tey jii bu fekkee ne yow amuloo xaalis bu disponible. na la leer ne yow doo yóbbu jën. donc impérativement première jafe-jafe. c'est de l'argent financement. d'accord mais May am na tamit voilà lu nga xamante ne bii foog ñu waxtaanee ko aussi mooy bu njëkk dafa mel ne jën gënoon na yomb alors fan la ñu toll Sénégal actuellement particulièrement Mbour ci loolu parce que avant dem wuti ji jën on n'allait pas très loin te léegi je pense que il faut encore faire des efforts pour mun a génnee jën yooyu ci géej bi. waaw mais loolu yomb na def benn analyse. c'est simple. d'accord parce que yow yaa ko wax ne jën. yaa am na ay jamono dafa yomboon. mais tey jii soo xoolee ñaata gaal moo doon dem géej ci jamono yooyu. ak tey jii ñaata gaal mooy dem géej booy xool dama leen c'est quadruplé. tout à fait. donc tey jii boo xoolee débarquement yi. tey ak nombre de gaal yi dem géej. waaw kon liñ doon jàpp ci jën. parce que tey bu fekkoon ne 100 gaal moo ko doon jàpp. tey jii yaa ngi si plus de 600 gaal ñu jàpp loolu. kon kenn ku nekk lu ngay indi. dafay néew. beneen bi aussi population yi. population Sénégal ci jamono yooyu fan la toll woon. waaw mais aussi ak tey jii fan la toll. mais aussi y a un problème c'est-à-dire que pollution bi aussi dafay dawloo jën yi. ça c'est aussi un problème. loolu ça fait partie. oui pollution. ku nekk dafay dawloo jën mais pollution bi mën nga jàpp ne au-delà de fii quelques kilomètres soriwul. d'accord mais gaal yi fu ñu doon nappee fu gën a sori. tey jii. nekkul ne géej gi moo amatul jën mais dañuy nangu ne y a une forte pression. May. waaw benn genre de pression. pression bi mooy li dem géej ci gaal dafa bëri. li nekk tey jii si mool dafa bëri. kon par exemple lu téeméeri gaal waroon na jàpp tey junni gaal ñoo koy séddoo. kon kenn ku nekk tuuti ngay andi. très bien ça veut c'est ça loolu mooy signifier ne. impérativement prix jën bi dafay élevé. waaw loolu je pense que May on l'a remarqué aussi bien fii que partout dans le Sénégal mais dañuy ñëw ci sujet bi nga xamante ne bii je pense qu'on a fait un reportage par rapport à ça monsieur Sall muy problème mu mbalit yi nga xamante ne bii yéen a ngi koy jànkonteel alors moi je voudrais bien savoir comment est-ce que justement yéen ngeen organiser wu parce que on a fait un sujet peut-être laal fu nga xamante ne bii lañ ca jublu rek mooy xool les solutions pour que tout le monde se sente bien ici. waaw loolu moom bon comme ni ma la ko waxoon rek ci njëlbéen rek yaa xam. c'est simple. oui xam nga aussi le quai de pêche. bu fekkee dañuy wax quai de pêche muy mool. ñëw débarqué. mareyeur bi jënd jëndam glacé ko yëpp ko ci otoom dem. dañu war a wax ne quai bi dafa war a tooy mais warul générer ay saleté donc saleté yi. ñun li ñu koy indi si port bi c'est simple. port Mbour ak marché Mbour dafa def côte à côte. d'accord donc maintenant tey jii ñun on a des balayeurs yoo xam ne du matin au soir ñu ngi bale. mais tey jii fi mu nekk nii bu ñu demee tëdd nii rek parce que da ngay gis gars yi nekk ci marché bi yëpp. dañuy jël seen mbalit yi. ñëw envoyé ko déposé ko fi bu ñu xëyee on est obligé obligatoirement ñu jëlee ko fi. d'accord te it maire bi dafa war a taxaw ci loolu te moom du ko def mais ñun ñoo koy def à sa place rien que pour que fii ñun ñoo ko bokk maire dañ ko fal maire c'est un Mbourois man ma nekk président de quai de pêche je suis un Mbourois. kon am na ci loo xamante ni moom bu ko deful à sa place ñun on est obligé de le faire. mais c'est du ressort de la mairie. pour que maire benn mbalit war a bañ a taxawal. waaw yaakaar naa ne loolu bu ngeen ko defee sax lu war la lu ngeen war a def la. ndax wolof danaan ndimbal na ci fekk loxol borom. tout à fait waaw bu ngeen tàmbalee mairie bi ñëw fekk leen si je pense que ne loolu c'est tout à fait normal mais loolu yëpp yaa xam man su ma defee une petite analyse. damay gis que ne c'est les effets collatéraux ci pression démographique bi nga xamante ne Mbour xam na ko. parce que sànq ci biir élément bi ñu ngi koy dégg mu ngi koy wax naan Mbour dem na ba màgg ba nga xam ne léegi daanaka Mbour moom suuf amatu fi moom jéggi na ba ñu dem
taxawal li nga xamante ne moom la ñuy wax ñoom intercommunalité boo xamante ne dafay dox diggante Mbour Saly Malicounda ak yoon bi nga xamante ne mooy continuer dem ba Pointe Sarène muy loo xam ne je pense que mën na nekk une alternative mais surtout perspective pour xool nan la ñuy def ba gën a dundal lii di Petite Côte bi parce que Petite Côte dafa bokk ci li ñu naan zone stratégique économique Sénégal ku ko xam ne ñu ngi nekk ci ay politique de développement te gox bii nii nekk na ci gox yoo xamante ne am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que Mbour juste pour terminer Yaxam soriwul aéroport bu bees bi nga xamante ne moo nekk fii muy Diass soriwul li tamit Dakar et puis jege na tamit li nga xam ne mooy pôle urbain bu bees yi nga xam ne ñu ngi koy defar ak les nouvelles villes. Très bien alors comme pour dire que je pense que c'était quoi 82 kilomètres monsieur Sall non Dakar Mbour donc nekk na loo xamante ne bi soriwul ba noppi nag je veux dire avec l'autoroute ça va très vite alors mbokk yi duñu def rek lu dul daal di dem régie dellu si waat waaw mbokk yeeg xarit yi du ñu def rek dul dem xool suñu électron libre Malcolm c'est vrai que nag quai de pêche bi c'est énorme c'est très grand mais Malcolm j'aimerais bien savoir fan nga nekk ak kan nga nekkal parce que fii on a beaucoup de métiers ici Malcolm fan nga nekk. maa ngi leen di nuyu maa ngi fii ci tefes bi. waaw jàkkaarloog sama gars yi. ok moo nekk la team de rêve. ñu ngi nuyu waa Tam-Tam yëpp. alors lii nii Sabas jëloo ma ko bu baax. moo nekk li ñuy woowee yërëda. moo nekk lu ñuy woowee. yërëda. yërëbe. yërëda. yaa xam waay. et c'est quoi yërëda bokkut ak yaranka yërëda bopp bi day xaw a rëy daal di tàpp. waaw mais attends Malcolm. waaw ndeysaan est-ce que tu peux m'expliquer tu sais pourquoi. wala sama waa ji. Malcolm. waaw tu m'entends. est-ce que tu peux m'expliquer parce que je suis pas la seule boo xamante ne bi xamul lii te comme ñu ngi Mbour dañu ne divertissement intelligent explique-nous c'est quoi. alors yërëda boo ko fekkee bopp bi day rëy cal yi day tuuti day weex bokkut ak yaranka bopp bi day ndaw mooy am car-car yu bëri moom la ñuy wooyee pieuvre. d'accord. ci français moom la ñuy wooyee pieuvre. ok boo ñëwee fi Mbour tey jii nii dafa xaw a raar. ndaxte nawet bi buy jot si day xaw a raar te dafa cher. ok looloo tax tey ñu nekk tey ci plateau bi gis ngeen fii nii ñun. waaw micro taxawaale fii mooy plateau bi. dafa neex jaaykatu mbuus yi tàmm nañ bu ñu jaayee ba pare seen i jën. waaw ñii ñoo leen di jaay seen i mbuus ngir mu mën a gaaw. fële ne la suñu ginnaaw suñu yaay yee fa nekk gis nga ñoom moole bu ñu wàccee. waaw dañoo tàmm di liggéey ci jën bi ba ñoom. dañuy bëgg a lekk ay beignet ki crevette mu ngi mel ne yéen jigéen ñi bu ngeen toggee ba pare. affaire bi dootul ne safati lu bëri. waaw maa ngi leen salaamaaleykum Mbour na ngeen def maa ngi leen di siyaar bu baax mbaa yéen ci jàmm. waaw sama gars yi waaw ndeysaan Racide a ngi nii Cheikh a ngi nii Mbour la dëkk moo ñu dalal. bëgg lool RTS ndeysaan waa MSTV a ngi nii ndeysaan ñu ngi leen di bëggee waaw sama gars yi ngeen ni ñu baal ko quoi. dégguma nga ni. ñu baal ko quoi. pardon. waaw kay acca. waaw kay voilà Racide dimbali ma. waaw fii nag suñuy yaay ñoo fi nekk. d'accord ñoom daanaka bu jën yi génn ak yooyu ñoo koy waxaale salaamaaleykum yaay boy. macha allah maaleykum salaam. tur bi. Mati Camara. alors kan laa dend laa sama beneen yaay bi moom daa mel ne bëggul feeñ waaye man la Malcolm micro taxawaalu feeñ force alors fii nii ci tefes bi jën yéeg yooyu jënd beeg jaay bi nu muy demee. man nag jaayuma jën ceeb laay jaay. ceeb waaw. ceebu lan. ceebu jën. ceebu jën kon kay jaay nga jën ndax ceeb jàng ci bi. ak fii waaw waaye temps yi jën moom ñàkk na torop. temps yi jën dafa ñàkk. waaw ñàkk na. alors yaranka ak yërëde fu mu toll nii ak yan ñoo gën a dox fu mu toll nii tuufa yeeg yi ki demee noonu. man nag du ma marié laajal marié yi. waaw dafa mel nag dañoo dend ak benn marié ane mu Cheikh. bëgg fa ana bëgg fàllu. man maa ci mën a xam dara. ndeysaan nee na ay waay man maa bëgg Mbour yaay booy acca noo tudd. Moof Diouf. Moos Diouf. Moof Diouf. ma Moos Diouf waaw. alors Moof Diouf mën nañ xam lan ngay liggéey ak jaayum jën bi fi nu muy demee. ñun dañoo yàgg si di quai de pêche bi di liggéey. waaw tefes gi lañ juddoo. yàgg si quai de pêche bi. kon mën nañ cee xam dara mën nañ cee wax dara. bismillah. waaw bismillah. acca. waaw lu may ban question. question bi mooy fu mu toll ni jënd beeg jaay bi wàllum jën bi ndax mu ngi dox ak yi ki demee noonu. ñun liggéeyu Mbour nawet la. moo waraloon à chaque fois ñu leen di ñaan bu leen tëj yaranka ji nawet. premièrement ndax suñu liggéey nawet la. kee yëpp nañu am liggéey noor wante ñun suñu liggéey nawet la. d'accord fi mu nekk nii yaranka bi bu gaal yi amee jën moo ëpp yërmande
ndax loo ci jaay nga am xaalis moo waraloon ñu leen di ñaan président Macky Sall ak tous les sécurités du port bi bu ñu tëj Yaranka ji nawet ndax suñu liggéey nawet la. jërëjëf kooku defe naa li mu wax leer na man nag waaw defe naa bala ngaa tàccu yaa xam dafa am loo xam ne. waaw boo ñëwee Mbour da nga koy seetlu surtout ci quai de pêche bi. dëgg la. daf ñaam ñoo xamante ne si. yàlla rek ko ñu tim ak ñi fi taxaw. waaw yar ak teggin bi ñu àndal. sànq suñu oto yi bi ñuy ñëw dañuy guider ñu ngi sol ay tenue sécurité. ndaw ñi ko ci romb mu doon jaay bu séenee ngay romb la day lalli ba nga romb mu dog laa ba nga dem tilim bi xëy na dañuy foog ne sax lu fi bees la waaye lu fi yàgg la waaye lu demeewul noonu di nga gis ku jaay jënam fulli ko jaay la ba pare daal di koy jël raxas ko ba mu set def ko ci paan yóbbu yar ak teggin boobu ñu fekk fii Mbour looloo fi sax yar ak teggin boobu noonu tey ñu fekk fii ni tey ci quai de pêche bi looloo fi yàgg moo tax tey xale yi boo seetee ñun dañ ko daan def éco CS2 dañ daan dem di sàcc jën bu gars yi moo li yeen waan defe naa am na ñu ko yàgg def yëkkati leen seen loxo waaye ñu yàgg sàcc jën yëkkati leen waayi waaw koy yow yàgg ngaa sàccum jën ñun noonu lañ ko daan defee acca ma daal di taxaluwaat fan oui Malcolm waaw de quel côté waaw yan kàddu lay doon maire bi li mu wax nii waaw lu leer la wax ndax xamul tax tey Mbour bari na fi jigéen ñoo xamante ne tey jii nii ay jàmbaar lañu bari na fi jigéen ñoo xam ne seen jëkkër a ngi dawal gaal di dem di nappi te déglu xoolal ñoo ko jëlal seen i jëkkër wala jëlal ko seen i doom ñu dem nappi di ñëw yaa ngi may dégg te kon tey maanaam tëjub Yaranka bi ñuy tëj nii nekkul tëj boo xam ne bu logique la xamal ndax logiqueul tëju politique la parce que dañuy tëj Yaranka ba pare bàyyi ba tey ñuy napp gis nga bu ñu tëjee Yaranka dañoo war a xoolal bu ñu tëjee Yaranka bi waaw bu ñu ko tëjee dañoo war a ñëpp dañoo war a taxaw ñëw yaa ngi dégg ñu tëj ba tey tëj gaal yi kenn du ko napp mais dañuy tëj Yaranka ba pare ci gaal yi après ba tey di napp di ko yóbbu port di dem kon Sénégal maanaam affaire politique moo fiy daw te politique boobu dafa war a mën a jeex parce que tey mool yëpp bu jëng woon tey nekk benn logique tey mool yëpp bu àndaloon tey président bu leen neex mooy falu tefas yëpp buñ ko waroon tey mool yi àndandoo nekk benn ak maréer yi xoolal président bu leen neex mooy falu président bu leen neexul du falu. jërëjëf alors Cheikh. alors man fi may daanelee mooy. wàllum jaayum jën yaa xam. waaw dafa ànd ak jaayum glace. léegi yéen lan moo nekk seen liggéey yéen ñi nga xam ne yéen a yor wàllum glace. non ñun ñi xam ne ñun ñooy jaay glace gi moom ñun xam nga ñun ak ñu mool yi benn lañu parce que mënoo wax ne da ngay dem géej jàpp jën ba pare doo si def glace c'est impossible donc ñu ne ñoom def nañu collaboration bu nice boo xamante ne wax dëgg yàlla ñu ne ñoom amuñu benn problème à chaque fois ñoom suñu ñëwee tamit parfois sax dañuy lebalante ñoo ànd ko ak liggéey bi moo ànd quoi parfois dañuy ñëw jël suñu glace dem mais tout ça c'est du travail quoi. xam nga man xam naa la parce que doo Mbour laa mais damaa bëgg Sénégal xam ko ni nga c'est-à-dire jantalement en tant que basketteur en tant que jeune nga bàyyi liggéey yëpp nga ñëw nekk ci glace beeg nekk ci jeunes yi nan nga ko gisee façon boobu. non c'est que xam nga man dama nekk genre bi nga xamante maanaam man damaa juddu fekk sama papa nekk ci liggéey bi. xam nga kon donc man su ma ñëwee tamit nekk ci sama liggéey papa kon donc loolu dama naan alhamdulilah quoi yàqul dara tamit dafa bokk ci sama dund. mën naa ne xaalisu glace comme ni ko Balla Gaye di waxee naan xaalisu làmb lañ nga ngéntee wala xaalisu glace lañ ma ngéntee kon loolu ça c'est du fier quoi pour moi xam nga comme man damay gën a kontaan gën a sant yàlla si loolu rek yaa ma gën a xam quoi waaw. jërë ngeen jëf alors yaa xam yaakaar naa ni war ngaa kontaan ci gars yi. oui waaw mais nag Malcolm dañoo mënul jël ñëpp na xamala laa bëgg. mais Malcolm waa Mbour waaw. man balaa ngay terminer dama bëgg jigéen ñi parce que waaw may leen ma déglu waaw. waaw dama bëgg jigéen ñi nekk côté bi waaw parce que man dégg naa seen taasu bi. waaw te dama ko bëgg reprendre dama bëgg ñoom ñu awuma. ñu la léegi yow pareel rek man ma reprendre taasu bi ay ca pareel. waaw d'accord léegi man fan laay daanelee mooy. waaw fii nii ñu taxaw nii ay jaaykatu jën yi ki demee noonu ñoo ci nekk. mais je pense que ñii nii ñooy développement wu dëkk bi. tout à fait. ñii nii ñooy développement wu Sénégal. ñi nga xamante ne dañoo bàyyi seen liggéey yëpp. xeebuñu ku leen xool ak si yére bu rafet la ñu sol ak seen jëkkër yi am nañoo ak amuñu. waaw jàmbarte bi nekk ci ñoom yaakaar naa ne war nañ leen gën a mën a dooleel. tout à fait. et puis loolu moo nekk kaddu bu mujj bi micro taxawaalu gars yi maa ngi delloo kaddu bi waaw lan la ci bëgg a wax. ñoo ngi gërëm bu baax suñu xarit Malcolm mais Maimouna man damaa bëggoon a feelu sama yaay yi toog fii nan la ñu wax teel a xëy guddee wàcc namuñu daray góor awu leen ma teel a xëy guddee wàcc namuñu daray góor teel a xëy guddee wàcc namuñu daray góor waaw loolu nag mbokk yi dafa nekkoon une parenthèse parce que nag suñu waxee loolu ça veut dire tout simplement njàmbarte góor ñi nga xam ne ñu ne waaw waaw
très bien alors mbokk yi dañuy wane rek encore une fois njàmbarte jigéen ñi nga xamante ne bi ñu ngi fii ci quai de pêche bu Mbour. Alors ça fait plaisir hein, parce que je veux dire May liggéey ci biir bànneex donc RTS 2 ñëw fekk si leen fii di waxtaanee seen liggéey monsieur Sall sànq Malcolm mi ngi koy wax c'est vrai que y a beaucoup de métiers yoo xamante ne bi ñu ngi tourner autour de la pêche sànq wax na ko donc ñiy nappi ça on le sait mareyeurs yi xam nañu waaye aussi y a ñi nga xam ne dañuy jaay glace ñiy jaay kees ñiy jaay mbuus ñiy def leneen ak leneen lu nga xamante ne bi ñoom ñëpp fii la ñuy xëyee ci quai de pêche bu Mbour. mais loolu mu nga wax noonu dëgg la parce que boo xool wax naa la ci sànq ne la. liggéey géej dafa yaatu gannaaw. dëgg la xam nga dama tudd titulaire yi rek. pêcheur l'acteur principal nga indi mareyeur bu teere mooy jënd wala micro mareyeur. wala femme transformatrice. oui mais maintenant. ñi jaay glace ñu ngi fii am na ñoo xam ne am na benn femme dégg nga wax mu ne man ceeb laay jaay dëgg la xam nga ñi fiy liggéey dinañ ndékki dinañ añ dinañ reer dëgg la beneen bi am na ay porteurs oui am na ay manutentionnaires am na ñoo xamante ni ñi ay écailleuses micro am na ay écailleuses mais li fi nekk ci ay corps de métier soo ko toppoon di lim war naa mat ay 20 et quelque dëgg la donc te kenn ku ci nekk li activité bi ngay mëne ak sa morom bi ngay mëne bokkul te loolu moom nga yaakaar pour yore sa kër. Absolument. Fii c'est un lieu économique. Tout à fait. Qui fait partie des pôles économiques de ce pays-là. Tout à fait. muy la pêche artisanale. alors moo tax nag RTS 2 may fas yéene woon ñëw non seulement Mbour mais yegg si ba ci quai de pêche bi toog ci bateau bu yanj bi vraiment defee fii suñu émission Tam Tam Vacances alors may ñu bàyyi la nga terminer nag li nga xam ne moom mooy historique bi parce que c'est vrai que on a fait un peu le tour on a montré des images mais ñu bàyyi la nga terminer parce que nag am nga ay informations yu nga xamante ne bi bëgg nga cee toftal comme on dit. waaw yaa xam fi may jeexalee rek peut-être mooy suñu invité monsieur Sall fi nga xam ne fa la jeexalee mooy dimension économique bi nga xamante ne Mbour am na ko rawatina fii ci quai de pêche bi je pense que ni c'est une raison de plus pour plaidoyer bi nga xam ne monsieur le maire yëkkati na ko sànq te ñu bëri ci ay doomu Mbour léegi ñu porté ko muy ñu dimbali leen ba nga xamante ne dañ koy def ab région ñu tuddee ko nag région de la Petite Côte man jàpp naa ne ñetti argument rek tax na ba loolu war naa mën a antu bi ci njëkk mooy que ne Mbour soriwul aéroport bi sànq maa ngi koy wax c'est juste à une trentaine de kilomètres nekk à 82 kilomètres de Dakar ba pare nekk tamit zone boo xamante ne climat bi neex na ba pare surtout le tourisme am solo bu baax a baax je pense que ne loolu lu war a mën a nekk la voilà donc xam naa historique bi tey dañuy teg fii suñu baaraam rek bu ko defee ëllëg ñu ñëw ak un communicateur traditionnel boo xam ne jot nañu waxtaan ak moom mu dugg ak ñun nag ci quartier yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Mbour parce que léeg la ñu wax Mbour Faye léeg la ñu ne Mbour dàkkantele ko géej léeg la ñu tudd quartier 11 novembre demal naa la foofu ëllëg ñu ñëw ci taarix ñu tudd rek Daaru Salaam wala tefes gi tout simplement alors mbokk yi dañuy kontaan saa su ne di fegoo ak madame Guèye Maymouna Sy parce que nag gox bu ñu dem dafa ñuy indil ay waxtaan yu am solo ci gox boobule may toujours happy de te voir en tout cas may j'adore ta tenue j'adore les couleurs kan moo la solal may waaw tey nag madame Ndiaye moo ma solal madame Ndiaye Ndiémé mu ngi nekk Wakam cité aéroport ñu koy remercier bu baax a baax ci ànd bi mu ànd ak ñun boobu ak tey numéro téléphone am nag moom muy 77 630 75 15 ñu sant ko gërëm ko yow itam ma lay sant di la gërëm rek c'est un plaisir waaw ba demain ñu retrouver waat incha allah mbokk yi ñu ngi wéyal li nga xamante ne bi mooy émission Tam Tam ñu koy defee fii ci quai de pêche bu Mbour kon nag duñu def rek lu dul dem régie dem xool Actu Vacances suñu xarit Lena Sarr lan la ñu indil tey merci de suivre la RTS de Canal 5 TNT. tabaski ren bi bon macha allah vraiment ku fi dugg di nga gis xar yu rafet ay xar yu yar yu baax macha allah bâche yi nii xar yu rafet nga fi gis foo sànni sa bët ay xar yu rafet nga fi gis xar yu festel xar yu yar moo gën a bari quoi lu ma jot a gis nga nawet bi nu mu mel bon ndox tamit ñëwagul c'est comprendre xar yi duñu xar duñu suuraay boobu quoi mais xar yar tamit macha allah tamit xar yar yi moom macha allah ku jënd xar yar yi moom di nga am xaru tabaski bu baax. rasu xar yi ñu am moom bëri na
am nañ fi ay laadum am nañ fi ay azawat am nañ fi ay pël-pël plus souvent nag gars yi dañoo tàmm nag di jënd si pël-pël yi parce que dañoo gis ni pël-pël yi tamit moo gën a yomb wàllum qualité bi nag xarum yar moom dara dàqu souvent laadum yi moom macha allah moom xar yi baax la te gars yi moom am na ñu ko bëgg trop bon lu mu métti métti am na ñu fiy ñëw nag di leen di xool parce que xam nañu ñi ki xam qualité dëgg-dëgg dafiy ñëw di ko xool parce que xam na ni xar yi baax nañ. prix yi méttiwul parce que ñun ñëpp bëgg a tabaski. prix yi xar yi waaw jëlee ko 200 ba 400 rek. zone bi ñëpp a fiy dugg waaw booy xool surtout Saly parce que weekend yi ñëpp a fiy dugg gars yi di jógee Dakar jógee fu ne waaw pour ñëw visiter Saly nu mu mel loolu moo tax ñu gën a fee samp mbaat bi. wetti gis bokku si li nga jàppoon ba mel ni bu ko bàyyi ndax jéeg na la mbooloo. boo doonee jigéen dugg ci élevage wala nga dugg ci dara rek dafa am fu ñu lay féetale xam nga nekk jigéen dugg ci dara tamit yombul moo tax affaire yi metti na da ngay gis da ngay ñëw ëllëg ñu jàppale la duñ la jàppale dañ lay jéem a xeexee tout man maa ngi ci élevage bi damay yar ay mouton laadum depuis 2015 ba léegi mais mu ngi noonu daal xar bëriwul te yombul tamit parce que xam naa ci dara duggoon naa ci àll bi di ut ay xar muy xar yee ma indi fee mais dara yomb si te da ngay dem jour yoo xam da ngay paas yàq sa gasoil dem ñëw doo am xar moom amagul gi def nañ fi une semaine mais nit ñi ñëw jëndaguñu dañuy xool rek dem boo waxee ñu ne peut-être duñu am fuñ ko denc wala leneen dañuy bañ ko sàcc ak yooyu moo tax. mani bësu dee du bësu dund réccu fekk jëf wees. kontaan nag mbokk yi di recevoir kii nag sunu kal la muy saareen bi mu ñëw nag ci actu vacances parce que nag ci vacances yi dafay am ay actualité yi nga xamante ne bi tam-tam vacances daf koy fas yéene saa su ne di ko fésal Léna maa ngi lay nuyu gis nga nag quai de pêche Mbour bi nga xamante ne bi tey fii lañ lay recevoir di fi recevoir vraiment les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder ñu ngi lay dalal jàmm bu baax a baax c'est un plaisir à chaque fois de t'avoir à nos côtés. Merci beaucoup Yaham maa ngi lay nuyu aussi di nuyu suñu invité monsieur Sall ni nga ko waxee quai de pêche bi moom macha allah ambiance baa ngi fi parce que léegi gis naa les dames qui sont derrière benn mise en scène bi nga xam ne def nañ ko donc ça prouve que ñu ngi liggéey mais teewul aussi saf xorom baa ngi fi c'est normal aussi ñu ngi juste à côté de la mer. Tout à fait alors ñu ñëw nag ci actu vacances bi nga xamante ne bi Léna tey moom nga ñu indil. waaw tey actu vacances bi yaa xam boo gisee démb fi ñu tourné rond point Saly ñi ngi jàkkaarloo nag ñi nga xam ne ñi ngi jaay xar kon nag je me suis dit ren vacances yi dafa tombé aussi ak li nga xam ne moom mooy waajal tabaski bi donc ñoom aussi dañu bokk ci vacances bi léegi comme ni ñu ko waxee ci élément bi c'est un choix stratégique aussi que ñu toog foofu parce que gis nañ ni que benn carrefour la boo xam ne képp kuy jóge Dakar di dem ci beneen ville di nga fa jaar képp kuy jóge beneen ville aussi di dugg biir Dakar aussi di nga fa jaar donc mu nekk loo xam ne ne nii ñu bëri ñu ngi ciy yëngu notamment jigéen ñi comme ni ñu ko gisee jigéen boo xam ne ne moom nee na bëgg ko bàyyi benn yoon ak ñi nga xam ne ñooy góor yi daf koy def mu nekk loo xam ne ne nag metti na parce que souvent dañ naan jigéen ñoom du loo xam ne ni seen fort la mais teewul mi ngi ciy yëngu aussi très bien loolu nag li ci gën a def li ma ci gën a def ay reetaan mooy gis ñi nga xam ne ñoom xaru yar la ñuy jaay dañuy am benn complicité ak seen xarit di leen tuddee ay tur di waxtaan ak ñoom ku jigéen ki nag moom français lay làkk xarit te bu leen dee lève-toi xarit dañuy jug ma reetaan nag ci loolu alors monsieur Sall gis nga vraiment li nga xamante ne moom la ñu leen a indil parce que ci vacances yi dafa am ay mbir yu xew waaye dafa mel ni ñu ngi jege li nga xamante ne moom mooy tabaski bi et je pense que aussi opération tabaski fépp lay am ci Sénégal ci Mbour nag waaye nag ñii dafa mel ni ñi nekk ci carrefour bi daal muus nañu daal parce que fa ñu ne defe naa ne ñëpp a fay jaar bu ko defee am nañu yaakaar ne xar yi dana mën a gaaw a jar bu baax a baax. waaw li ngay wax dëgg la parce que événement la. parce que koo gis fu mu nekk nii ni ko Léna waxee ñu ngi koy dalal jàmm. mais di wax ne ni mu wax dëgg la. parce que tamit événement bi ñëpp koy préparé. te it kon jaaykat yi point stratégique yi la ñu choisir. pour que képp ku romb boo gisee xar yi. ñu rafet nga bëgg a jënd nga ñëw taxaw waxaale. même fii au niveau du quai de pêche boo gisee am na yoo xam dañ ko fiy tere mais à l'heure actuelle. règle boo gisee am na ay xar
de règle boo dafa am exception bi ngeen ñëwee gis ngeen fi ay xar mais n'empêche que dañuy tere sax ku fi jaay xar. dëgg la mais nag c'est nous dans nous. comme li loo xamante ni rek dans quelques jours. mu passé am na yoo xamante ni mën nañ ko maslaa suñu biir. mu jàll comme fii dafay dajale nit ñu bëree bëri. tamit te it ñoom it seen activité booru géej la. jaadu na. pour ñenn gars yi tamit ñu doxantu fi pour mën a jaay seen xar. waa léegi sax dañuy tere ko fi jaay. dëgg la waa j'ai une question parce que c'est vrai que wax nañu xar wax nañu tabaski est-ce que fan yi topp ci tabaski bi est-ce que quai de pêche bi dafay ibbi. waaw non c'est-à-dire tabaski. presque boo xoolee après tabaski une semaine fii activité bi dafay taxaw. d'accord waaw après tabaski moom à peu près ay une semaine moom activité bi dafay taxaw. mais après une semaine yi ça reprend. très bien. mais suñu invité bi rek laa bëggoon wax loolu boo gisee mu am c'est parce que sama jaami maanaam caamee ni ñoom dañuy topp ci ndawal bi rek tëkkaa bàyyi loolu moom moo tax muy ñii di xaw a kii fi mais ñun saare ni incha allah ñun ren moom dinañ ñëw ci bésu tabaski bi sax lañ koy tàmbalee. alors Léna peut-être une ou deux questions à monsieur Sall Amadou Adama nga xamante ne bi moom mooy président quai de pêche bu Mbour mu nekk quai bu mag alors c'est vrai que man c'est la première fois mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand que activité yi fi nekk bëri et que surtout jigéen ñi di fi def liggéey bu extraordinaire. exactement yaa xam man nag sànq jotuma déglu seen kii parce que maa ngi doon visiter quai bi mu nekk quai bu mag comme ni nga ko waxee mais li ma bëggoon peut-être poser rapidement suñu invité moom mooy gis nañ fii gis nañ li nga xam ne moom mooy camions yi ñi ngi décharger lu bëri ñi ngi charger aussi yan bërëb ngeen di gën di faral di distribuer aussi. waaw mais fii camions yi dañuy dem à l'intérieur du pays partout dañuy def boo xoolee au fin fond du Sénégal yëpp dañ fay dem Kédougou, Tamba, Kolda, Kaolack partout au Sénégal Fouta partout. dañuy dem di fa yóbbu jën. très bien mais nag côté Afrique bi est-ce que exportation bi tamit mi ngi fay dugg bu baax a baax jën yaa ngi dem. exportation bi moom day dem vers l'Europe. ay France Italie pas en Afrique. pas en Afrique Afrique aussi dañuy def Mali. d'accord dañuy def ay Burkina ak yooyu dañ koy def. d'accord ak Côte d'Ivoire. d'accord oui Léna. côté économie bi aussi parce que secteur pêche aussi gis nañ ni que dafay rapporter lu bëri surtout que li nga ko waxee léegi exportation bi dafay dem ba Europe. est-ce que mën nañ estimer paru pêche bi fii nii à Mbour naka lay impacter ci économie dëkk bi. waaw loolu tamit loolu yomb na parce que boo xoolee xam nga pêche artisanale. surtout fii Mbour nee naa la ñun système de pêche yëpp la ñuy pratiquer. kon poisson noble yëpp la ñuy jàpp. yëpp dañuy dem vers l'exportation. jën beneen bi tamit poisson d'Afrique bi aussi dafay dem à l'intérieur du pays. donc mën nga jàpp ne système économique bi c'est cette chaîne continue la. d'accord dafa continuer fii. boo xoolee jigéen ñi comme ni ñu la ko waxee sànq. gis nga leen ñoom am na fu ñuy yem. mais terewul. ñeneen ñi dañuy continuer chaîne la muy continuer di dem. absolument alors Léna peut-être un dernier message ñu jeexal li nga xamante ne moom mooy Actu Vacances di ñaan nag ñi nga xam ne ñooy jaay xar yi ñu bañ ko cheral nag parce que dafa xaw doy waar daal. waaw xar yi nag yaa xam boo ko gisee ci lii nee nañ moom commencé na 200 000. 200 000 la commencé mais gis naa si benn bu ndaw moom. gëm naa ne boo ko fayee 40 mu jaay la ko. loolu moom gëm naa ni vraiment boo ko fayee. 40 loolu nga ma yéene non daf ci am solo. man dinaa la ko jëndal sax mu nekk sama kii naka lañ koy waxee li ngay jox sa jaam. xanaa sagaru njaam. waaw sagaru njaam la de waaw sagaru njaam bi ma lay jox ci tabaski bi loolu la. très bien donc vraiment mu nekk loo xam ne ni rafet na. biir Saly parce que dañuy gis ne ni que économie bi day yëngatu ci côté bépp. oui muy ci jaayum xar bi ci jaayum jën bi aussi. xanaa di gën a wax rek ñu gën a jàppale jigéen ñi les femmes marieuses parce que ñoom vraiment seen liggéey boo jàppee li ñu koy defee ci chaîne bi début bi ba fu muy mujjee ci cin bi. nga xam ne ñoom jigéen ñi kon gàcce ngalaama xanaa loolu rek moom mooy. appel bi may def gën a jàppale dégg naa leen loolu moo tax may wax loolu la jàpp ma ko guddee wàcc namuñu daray góor gis nga. Léna merci beaucoup. merci alors beaucoup c'est comme ça justement kon nañu lay tàggu. waaw man doo wax ku may remercier. dama ne comme ça lañ lay tàggu da ngay def nànk rek. waaw damay remercier tamit si habillement bi. je t'en prie vas-y. waaw léegi maa ngi remercier RTS2. notamment Fadjey ci t-shirt yi. ci t-shirt yi très bien en tout cas Léna ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax plaisir de te retrouver très prochainement mbokk yi nag nu xuus ci émission Tam Tam Vacances je rappelle que ñu ngi ci quai bi nga xamante ne bi mooy quai de pêche bu Mbour
ànd ci avec le président mu tudd monsieur Adama Sall nekk sunu invité donc du ñu def rek lu dul dem xool nag li nga xamante ne bi moom mooy Daara Vacances ànd ci ak suñu xarit la grande Ramatoulaye Seck. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينظر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Soxna Rama ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu seen ñëw bi bu baax a baax a baax. yàlla dafa dogal ne daara ji suñu wéyjur moo ko sosoon yàlla dogal mu génn àdduna mu bàyyi ko suñu loxo ñu nekk fi nag di ci góorgóorlu di ci bay suñu waar di jaam yàlla di ci jaam suñu borom subhanahu wa taala am na ñoo xamante ne fi la ñu nekk ci daara ji fi la ñuy fanaan fi la ñuy yendu mu am ci ñoo xamante ne nag dañuy ñëw di jàng di wàcc am na ñu fi jógee ba Dakar am na ñu fi jógee ba Kolda ñii ba Casamance ñii ba Guinée Bissau sax am nañ ko fi bon am na ci ñoo xamante ne seen waajur yi dañoo wàññeeku ñu am ci ñun kóolute joxuñu ko comme ñun duñu yelwaan ci tool bi ngay gis ne la ñuy yëngatu ak suñuy business bopp donte sax am na ñoo xam ne ñu ñuy jàppale nag wax dëgg fa yàlla am na ci ñoo xamante ne am na ci benn groupe boo xamante ne sax ñu ngi koy SMP ñu muy léeg-léeg mu ñëw jàppale ñu jàppale bu am solo sax gis nga ñi fi nekk ñi nga xam ne dañoo am pas-pas mooy ñi nga xam ne dañoo jël seen doom bàyyi lépp indi ko définitivement alquran kese bëgg seen doom mokkal alquran bon am na ci ñoo xamante ni tamit bu ñu la joxee seen doom keroo nga leen di gëj a gis xale bi feebar na mbaa wér na seen yoon nekku ci mais comme yàlla yërmandam yaatu na am na ci ñoo xamante ni dañu lay indil garab dimbali te yàlla rek a tax kenn du teg ci tànkam ci mbedd bi di fubal kenn du fa toog waxtuma la di dem di wëri fii kenn du dem même bitik boo fay dem gone bu ndaw sax doo ko yónni parce que dëkk bi neexutu responsabilité bi dafa rëy nit yëkkati doomam jox la ko jàngal ma alquran defal ma alquran ci ma donte sa daara moom turam moom fu mu ne nii moo doy waar mais ñun xam naa ne boo leen duggee ci bi na gis ku si ne ak iponsam donte sax kii xamante ne way juróom sax indi fi dërëm danañ ko fexe kërtë bu dal ko ipons mu sikkeer ci kattanu yàlla mi ngi ciy dimbali bu baax li may dënk ci parents yi nga xamante dañuy yóbbu seen doom yi ci daara nañu jàpp ne képp ku yëkkati doomam yóbbu ko ci daara alquran bul xooli ne sa doom ji dafa tardé bu xool ne sa doom ji tekkiwul dara doom jooju moo raw ku demul daara alquran parce que ñun ñi nga xamante ne bi ñuy tolloo juróom-ñaar at ñu dugal ñu ci alquran xam nañ ci njëriñam xam nañ ci njëriñ doo toog ci kaw suuf mu boy torox bu dee jàng bi dafa dëggu ci yow parce que nag daara wax dëgg fa yàlla dañuy wax dëgg te yàlla rek a tax daara nu mu gënee defaree nit noonu la gën a mën a yàqee nit parce que léeg-léeg dañu gis ñoo xamante ni danañ nekk dañuy di formé ñu ne daara la ñu ne mais du ñu jàngale bu war wala nga jël xale bi xam nga xale bi normalement 4 ans bu ko jàngere 5 ans alhamdulilah war na mën a wàcc bu mokkalul sax am na ñoo xam ne waroon nañ mën a sa mokkal am na ñoo xamante tamit war nañu mën a wàcc même bu ñu mokkalul mais alhamdulilah li ñu joto am bu ñu demee da mun na leen njëriñ jàng alquran kese nag du mécc jàng ko toog ferenkulaayu man duma ko digal kenn parce que man ñun ñi fi nekk nii ñu ngi bay ñu ngi ci sàmb ji ñu ngi ci ginaar yi xale yi mun nañ ma ko seede parce que damay ànd ak ñoom pour won leen que ne nit ki da nga war a teel a jàng alquran am xam-xam boo demee war a mën a liggéey kenn du jàng ferenkulaay mbaa di dem ñu lay jiital rek ci jumaa ji rek nga fay toog kenn fayu la munoo yor say njaboot waaw loolu daal wax dëgg fa yàlla maa ngi ci ñaax bépp jullit
waaw mbokk yi nag na ma koy faral di waxee c'est vrai que nag ku nekk ak sa fans man nag sama fans na ma won moom mooy Ramatoulaye xam nga sànq dama yegg sax ba ci madame Ñing bi boobu neex na la wala neexu la wala madame Thioune maa ngi naan madame Ñing madame Thioune est-ce que loolu neex na la wala neexu la est-ce que ma dolli monsieur Thioune ñoo ngi lay nuyu monsieur Thioune ñoo ngi lay sant waaye Ramatoulaye dañuy kontaan bu baax a baax parce que gox bu ñu dem ngay ñi ñu daara vacances waaye nag dafa fekk nag kii nga xamante ne bi mi ngi fii ci Mbour yore daaraam na muy jëfandikoo ak ndongo daara yi dafa nekk un exemple moo tax RTS2 ànd ak yow dem ba ca moom mu am ay digle yu muy joxe parce que la mu waxtaanee yëpp ay digle la téye leen doomu jaambur yi mais même ku am lii wala ku amul ñun ñu ngi góorgóorlu waaye tamit jàng leen alxuraan wut leen métier mu nekk lu am solo. jërëjëf soxna yaa xam dan naan xasbunallahu wa ni'mal wakil di kontaan lool di teew fii ci jotaay bi comme ni nga ko waxee rek ñu ngi ci Mbour daara boobu mooy daaru Aboubacar Gassama quartier Madina fii ci Mbour mu wax lu am solo waaye ñun li ñuy jàpp ci li mu wax rek yaa comme ni ma koy waxee saa su nekk mooy dañuy ñëw ñun tey ci parents yi ndax xale yi nga xamante ne ñu ngi ci daara ji xam nga yóbbuwuñ fa seen bopp parents yi ñoo leen fa yóbbu mais boo jëlee sa doom daf baax na nga yóbbu ko daara mais dafa laaj accompagne mooy nga accompagner ba sëriñ daara bi sëriñ daara bi doo fa yóbbu sa doom rek nga bàyyi ko fa am na yoo xam ne xëy na mënuñu ko fësal mais am na ci xale yoo xam ne keroog bañ leen indee ci daara ji keroog la gëj a gis seen ay parents di ngeen dellu si waat ci yow waaye réaction monsieur Sall par rapport ak sujet bi nga xamante ne bi indil nañu ko dañu ñëw ba Mbour nag dem seet benn sëriñ daara boo xam ne mi ngi Mbour mu indil ñu ay waxtaan nga gis nag li Ramatoulaye wax léegi mu nekk lu doy waar c'est vrai que sëriñ daara yi léeg-léeg dañ leen di indexé waaye fekk na it ñoom itamit am na yenn ci parents yi nga xamante ne bi ni ko Ramatoulaye waxee du ñu leen accompagner te xale dafa soxla lu ko yor monsieur Sall. waaw soxna yaa xam li nga wax nii ak lu Ramatoulaye wax dëgg la mais sëriñ daara bi dafa wax lu leeran parce que boo ko déglee honnêtement dafa wax li nga xamante ni c'est la triste réalité nit boo joxee sa doom daara nekkul ne da nga koy jox sëriñ bi rek toog mais boo joxee sa doom daara da ngay ñëw jàppale sëriñ bi parce que sëriñ bi boo ko jàppale wee xale bi dafa yalwaani te bu yalwaanee génn ci biti si le changement jikko yi di am mais moom wax na ne ñi nekk foofu du ñu dem yalwaani parce que wax na lu am importance mu ne daara dina defar nit mais dina yàq nit kon loolu mu wax noonu dañ koy mën a dëggal beneen bi mu wax lu am importance mu ne aussi xale bi boo ko jàngalee ba mu mokkal aussi dafa war a dem ut métier waaw parce que moom wax na ko ne nekkul ne rek dañ ne jàng nga rek ba am xam-xam gars yi dañ lay jiital te kenn du la fay par weer kon yow sa njaboot loo ko yore moom wax na ko nee na dafa yor ay poulailler dafay bay dafay sàmm moom wax na loolu kon moom li mu wax c'est la triste réalité parce que tamit boo ko déggee wax na dëgg parce que tamit xale képp ku ko jàppale yàlla nga jàppale parce que yàlla xale xamul dara lépp loo gis rek ca tout tànk lañ lay toxee boo nekkee mag nga xam ni kat lii mooy dëgg mais moom bu si wax dëgg yàlla sëriñ bi lu mu wax kenn amul loo ci teg dañ koy encouragé di wax na tamit bonne volonté aussi am na yu ñuy def dañ koy encouragé mooy fu mel ni daara yu mel noonu ñu am lu ñuy yëkkati di leen dimbalee loolu tamit am na solo te wax na ne am na ñu koy def loolu dañ koy encouragé di ko rafetlu mais wax dëgg yàlla sëriñ bi li mu wax c'est la triste réalité alors Ramatoulaye yow mi nga xamante ne bi macha allah sa xam-xam màcc na ci alxuraan yàlla suñu borom wa taala moo ko wax mu ne liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla soxna yaa xam boo gisee à chaque fois bu ma teewee ci jotaay bi damay kontaan ndax tam dafa nekk occasion boo xamante ni ñun ci la ñuy jàllale suñu message yi nga xamante ni xëy na du Ramatoulaye moo leen intéressé mais am na koo xamante ni yaa xam rek moo ko neex ñu porox ndoolu ci plateau bi waxaale li nga xamante ne dinañu jariñ ci suñu diine looloo waral daara vacances am rubrique fii ci tam vacances yaa nga wax lu am solo gis nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na loxo bi talal loxo bi koy jox moo ko gën ba faaw Seydina Omar ibnul Xataab ci jamono xilaafaam da doon ñëw ci jàkk ji ku mu fa fekk nga toog fa da lay génnee ci biti kon pour te dire ni jàkk yi da ngay julli mais alxuraan da ngay julli ba da ngay jàng julli mais da ngay dem nga liggéeyi nga ñàkk looy dundalee sa njaboot ngir mu lew waaw mu nekk loo xamante ni tamit sëriñ bi wax na ci lu am solo ci beneen point bi mooy yaa xam mooy ñu ñëwaat ci parents yi mooy
parent bu ne responsable nga te responsable bu nekk ëllëg di nga taxaw ci suñu kanamu borom ñu laaj la yow njaboot bi nga yoroon nan nga leen yoree woon parce que ñoom andi wuñu fi seen bopp yow yaa sabab li leen fi indi kon éducation boobu yàlla mi ngi ko gàll ci say épaule rawante naag jigéen surtout ñun jigéen ndeysaan borom xam-xam bu baax day wax ne ñaari góor yu ànd liggéey te bu ñuy xas kenn la ñuy xas ki ñuy xas war na góorgóorlu xam nga loolu mooy lan yaa xam mooy góor ak jigéen ñooy ànd sëy jur njaboot mais bu ñuy xas dañ naan sa doom ju bon ji yow sa yaay liggéeyul kenn du wax sa papa liggéeyul kon yow moomu ñuy xas à chaque fois war nga góorgóorlu ci sa éducation wu doom yow mi jël sa doom yóbbu ko ci sëriñ daara nga di ko nemmeeku chaque semaine nga dem xool sa doom ci lan la nekk nga di ko yóbbul ay goûter ndax ñun suñu doom yi ñuy yóbbu école dañ leen di accompagner dañ leen di toppatoo lu tax ngay jël sa doom rek nga sànni ko ci daara te yaa xam am na koo xamante ni dund na ba dee amul doom kon doom dafa nekk loo xamante ni bonheur la boo xamante ni njaboot bonheur la boo xam ne bu la ko yàlla joxee war nga ci jéem sa kéemtalaay kàttan am na ku ne ma ramatulaay ndax mbuur am na daara ñoom dañoo yaakaar ne mbuur moom place noppalukaay kese la waaye war naa leen ne mbuur am na ay daara yu baax macha allah en même temps daara bi am na ci xale yoo xam ne dañoo internet dañuy ñëw jàng se ba mokkal alxuraan soog a ñibbi jour bi ñu fa demee ñi internet rek a fi nekk. d'accord xale yi wàcce dañoo ñibbi seen ay kër comme ni ko monsieur Sall waxee Ramatoulaye bonne volonté yi daal war nañ di def te yàlla tax mooy di jàppale sëriñu daara yi nga xamante ne bii yelwaanoo ñoo xale yi dañ leen di jàngal ba noppi nag leen xiir ci ay métier loolu mu nekk lu am solo Ramatoulaye liñ koy waxee rek yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy jëlee ci saxaaba bu sell nee na nga fexee ba nit jub moo gën àdduna ak li ci biir dëgg la an yahdika allahu bika rajulan wahid xayrun min xumuri naami buñ koy wax xam nga boobu jamono ay gëléem moo amoon mais léegi ñun xaalis moo am ci suñu Sénégal euro mën naa ko tuddee euro nga fexe ba nit jub nga fexe ba nit garde dignitéem nga fexe ba nit nekk koo xamante ëllëg bu nekkee responsable luñ ko dénk dina ko respecté dina respecté askan wi nee na yonent yàlla moo xam ne kooku moo loolu moo gën àddina ak li ci biiram te xale ku baax tey ñu ngi la préparé ci xare soxna yaa xam ñi baax ñëpp seen waajur yi dañ leen a jàppale dëgg la xale yi fi réussir yëpp seen waajur yi dañ leen a jàppale boo xoolee entreprise yu mag yi yëpp boo xoolee ka fa jiite ay waajuram dañ ko toppatoo dañ ko jàppale kon bu ñu bañee ëllëg suñu doom yi màgg mere ñu ndax dina am yaa xam waaw am na koo xamante ni ëllëg day mere ay waajuram waaw di nga màgg gërëm say waajur wala nga xarab leen waaw wolof wax na ko wolof wax na ko kon loolu balaa ñu ciy àgg ñu góorgóorlu suñu kéemtalaay kàttan njaboot gi ñu yàlla may ñu buñ leen di yóbbu daara ñu teg leen ci loxo yu wóor xam nga ne jël sa doom dem yóbbu ko ca daara ni tir kenn gisatu la kenn du la woo ba jot la loolu nekk na loo xamante ne lu doy waar la Ramatoulaye dama lay xaw a calmer tuuti parce que xam naa ne xolu yaay bi mooy wax xol baa ngay jóg waaye nag télévision ak RTS2 émission tam-tam looloo ñu tax a jóg mooy un divertissement intelligent dinañu foo dinañu ree waaye dinañu waxtaan ak ñi nga xamante ne bi ñoo ngi seetaan xëy na tey la nga indi ku xool daal ne yii man nag sama doom ja yóbbu woon naa ko daara yàgg na xëy na bu xoolee émission bi dina ne ñii la ñu wax dëgg la xaaral ma dem seeti ko alors une réaction par rapport ak vraiment lii Ramatoulaye wax ak vraiment un message boo xamante ne bi war nga ko mën a lancer parce que c'est vrai que ñi nga xamante ne ñi ngi liggéey ci quai bi muy góor di jigéen ñun ñëpp amatuñu tellement jotu xale yi c'est-à-dire que ñi ngi topp liggéey bi ñu bàyyi la aussi yow tamit en tant que parent un message ak ñi nga xamante ne bi aussi ñi ngi fii di liggéey ci quai de pêche bi mais man message bi may joxe foofu rek c'est simple mooy nit boo juree sa doom yow yaa jiitu ci war ko jëkk a yar ba bu màggee mu mënal boppam parce que tamit nit wax na ne na nga jël sa doom nga yóbbu ko daara mu jàng comme ni nga ko yóbbu école mu jàng mais na nga respecté njàngu nasaraan bi boo ko respecté jàngu alxuraan bi defe naa ne xale bi dafay jariñu ñaari yoon dina jariñu ci alxuraan bi dina jariñu ci nasaraan bi te tey ji aussi man li may ñaax parents yi rek mooy tey jii da ngay am doom di ko fayal ay études di ci fay xaalis bu bëri mais tey nga joxe sa doom ci daara ji mais pour nga yëkkati néegoo joxe 1000 francs ci daara bi 1000 francs sax bu ñu nee nañ ko joxe àllarba nga dégg gars yi naan mais sëriñ bi lu muy laaj dafa seer or sëriñ bi lu muy dugal ci bopp xale bi benn waaw gu mu xale bu mokkal rek loolu yow mënuloo ko fay kon ñun il faut ñun suñu bopp nañu conscience suñu bopp que ne sëriñu daara bi aussi bu toogee bàyyi léppam di jàngale xale yi
kon ñun ñii di leen jël jox leen suñuy doom ñun tamit ñoo war a ñëw en appoint jàppale sëriñ bi moom it mu mën a stable mën a tamit gérer foyer dafa am jabar dafa am doom dafa war a am kër dafa war a am lu ñëpp am kon son xale yooyu muy sonn seeni waajur ñoo war a def retour tamit jàppale ko jàppale gi mooy bu weer deewee ku war a fay na nga fay mais jël sa doom rek danaa ko yóbbu daara ja pour noppalu et puis doom boobu mën naa dem daara mais du fa jëlee dara dëgg la parce alors que loo gis tamit dafa am barke walaay dëgg la xam nga yaa xam kii lu mu wax dama koy dëggal loo gis dafa am barke mais loo gis yéene day rafet innamal a'malu binniyaat yow bu fekkee sa yéene mooy xale bi daf ma lakk rek naa ko sànni ca daara ja mun na fa nekk 10 ans du mokkal alxuraan te doo ci am tuyaaba mais yow mi yéene da ngay yóbbu sa doom ndax julli la dafa war a mokkal alxuraan yéene yi bokkul alors Ramatoulaye saa su ne dama koy wax dañuy am njàngat xam nga yow booy wax ak boo ñu indil ay sujet man damay toog di déglu parce que naam sama jàng sorewul waaye kuy faral di seetaan RTS 2 waxuma mbokk yi ñuy seetaan tam-tam rek de am na émission yu am solo nga xamante ne bi Ramatoulaye daf koy def les jeudis waaye tamit di ci ànd ak ay oustaz nga ñëw ci rapidement rek ma recevoir Mama Dieye émission yi nga xamante ne bi yu baax yooyu def RTS 2 waaw incha allah xam naa ni vacances yi bu jeexee rek na ngeen ñu toppaat rek ci jàngatu bés bi jàngatu bés bi incha allah dañ ciy wax actualité waaye dañ ciy wax diine di ci invité ay borom xam-xam ngir lu gën a baaxal suñu diine xam nga jeunes yi mënu leen boo fi teggee dara faw nga teg fi dara te nit ku nekk am na heure boo xamante ni moom la am ci télé bi ci heure yooyu la ñuy prox ndol pour mën a jàllale suñu message pour ñu mën a retenir suñuy ndaw ba ñu garder seen ay valeur mbégte laa am nag saa su nekk waaye may nuyu waa Mbour di nuyu sama frère mi ngi fii Somone ak soxnaam ak sama turandoo bi Berama ma leen di nuyu ñoom ñëpp yaa kontaanatina Ramatoulaye mbokk yi saa su ne di am mbégte di feggoo ak moom waaye nag dañuy vraiment encourager bu baax a baax a baax di ñaanal Rama dama bëgg ñu ñaanal bu baax a baax parce que en fait li ma fi gis sànq maa ngi topp seen way bi li ma fi gis dafa am solo mooy ay jigéen yooyu daan seen doole bu baax a baax te defe naa ne bu jigéen baaxee kër ga day baax kon nag ñu ngi ñaanal bépp jigéen bu nga xamante ne bi yaa ngi fii ci Mbour rawatina nag di liggéeyee ci quai de pêche bu Mbour Ramatoulaye merci beaucoup. jërëjëf soxna yaa merci mbokk yi nag ñu daal di xuus ci émission tam-tam daal di recevoir ki nga xamante ne bi mooy suñu xarit Maman Dieye ci conseil pratique mbokk yi ñu dem dellu si waat. maa ngi leen di gërëm di leen sant piscine bi it piscine bu moom dafa naqaree defar ci nawet mais lépp sécurité la parce que ñun ñëpp dañuy xool dañuy surveiller piscine bi mais ku ñëw da ngay surveiller sa doom waaw noo surveiller parce que piscine dafa nekk li nga xamante ne pour nga surveiller ko doomu jàmbur dafa métti waaw ku ñëw daal mën nga surveiller sa doom ñu nit bu ñu gisee li nga xamante ne du noonu ñun jën ciy taxaw et voilà ñu dem lijjante loolu mais nekkul ne maître nageur man piscine rek laa yor lépp ci côté tuuru piscine bi. xale yi bu ñu ñëwee déjà dañ koy defar séparation pour xale yi boo ñëwee nag yàgg sa doom boo ngay surveiller ñu nit bi nga xamante ne bu ñu gisee li nga xamante ne comme booy buy lab man damay jël sama responsable ma dem jëli ko. te ndox bi it dafa nekk li nga xamante ne piscine bi boo ci duggee dañ ko def pant boo ci duggee ndox bi buy yëngatu rek moom daf lay gën a daf lay yóbbu fi nga xamante ne mooy profondeur bi. booy bàyyi xale bàyyi ko fii surveiller ko moom mën na yaakaar ne piscine bu ndaw bi moom rek mooy piscine benn piscine bu ndaw la moo tax xale yu bëri dañuy lab parce que da ngay gis ki nga xamante day jóge ci piscine bu mag bi ndaw bi sotti ci piscine bu mag bi wala ñu xëccoo bal yi nii bu daan ci beneen piscine bu beneen daanu ci profondeur bi. loolu moo tax ñu nit dañ ci jël matuwaay pour ñu xool normal weekend yi bu ñu ñëwee parce que xale yi dañuy bëri. mbokk yi nag saa su ne dañuy kontaan si tam-tam vacances di ànd ak la belle Maman Dieye parce que nag maman la mu ñu indil dafay am solo lool parce que dafa nekk conseil pratique parce que nag bu ñu nee Mbour maman dañuy wax géej waaye tamit dañuy wax piscine ci biir kër yi maman ñoo ngi lay dalal jàmm bu baax a baax fii ci quai de pêche bu Mbour c'est toujours un très grand plaisir de te recevoir welcome.
merci beaucoup yaa xam kontaan naa aussi man aussi dal fii si Mbour di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp ak waa Mbour comme niñ koy defee nag comme ni nga ko xamee rek chaque mercredi ñun dañuy ñëw ci li nga xam ne moo di conseil pratique conseil pratique boobu nag gis nga ne ba mu tàmbalee ba tey ñi ngi sensibiliser nit ñi di leen wax ni ñu war a defee bu ñu demee géej mais li nit ci umpale des fois mooy que ne ñu ci bëri boog dañuy jàpp ne que ne ay cas de noyade ci géej rek lay am mais duñu bàyyi xel que ne piscine aussi daf fay am parce que tamit comme ni ñu koy tabaxee du maase dafay am foo xamante ni leen mooy gën a xóot te des fois da ngay dem ci hôtel yu bëri yoo xamante ni leen du am piscine xale benn piscine lay doon mag ñi xale yëpp ñoo koy bokk donc day baax ñu taxaw foofu noonu sensibiliser xale yi mais sensibiliser aussi parents yi parce que responsabilité xale yi ci ñoom la nekk donc ñoom ñooy dem foofu noonu yóbbaale fa seen ay doom ñu bàyyi ci xel bu baax a baax suñu demee ci li nga xam ne moom mooy cas bi concerné li nga xam ne moo di hôtel yi parce que hôtel yi sax d'habitude dafay am maître nageur donc des fois dina am surveillance bi ci wax yow aussi parent boo fa nekkul aussi am na ñeneen ñu fa nekk ñu la mën a bàyyil xel sa doom dëgg la mais malheureusement nekkul cas bi nga xamante ni la nii soo ñëwee fii nga xam ne moom moo di Saly buñ ko waxee vacances moom moo tax lu ci ëpp nit ñi dañuy ñëw fii ak seen famille dund leneen mën a épanouir kontaan ak seen famille bégee tuuti mais des fois aussi dañuy dal ci ay kër yooyu dañ koy defar exactement résidence yooyu noonu da ngay gis ne que ne dañ koy aménager ba mu rafet aussi tamit dafay am piscine te bu amee piscine parents yi du ñu bàyyi seen xel que ne piscine boobu noonu dañu war a ànd ak maître nageur bu ñuy ñëw pour que mu surveiller xale bi sinon bu fekkee ne loolu mënul nekk ñu utal gilet xale yi bu ñu xëyee ñu takkal leen ko bu ñu bëggee dem sangu ci piscine bi nga xam ne dina am lu leen protéger parce que boo gisee ñu waxtaanee cas bi dafa am cas bu fi amoon temps yële passé malheureusement nit ki ànd ak ay famille am ñëw doon ut si bànneex ba naqar fekk ko si ndax da doon nelaw doom ji rëcc ko dem si piscine bi dem na fa ba lap fa te moom yëgu ko donc loolu tamit moo tax ñu ne dañ ciy taxaw def ci benn jàngat mais aussi tamit sensibiliser parents yi xam nga di ñëw di ut si bànneex ba jëlee fi naqar dara jaru ko donc lii gën mooy que ne boo dee ñëw aussi lépp liy wax ba nga am sécurité bi wax nga daal di koy fagaru ndax dañuy wax ne fagaru moom moo gën faju dëgg la te loolu nag muy wolof yu wóor monsieur Sall gis nga nag li mu ñu indil tey parce que ku ne Mbour da ngay wax Saly te foofu it sànq ñu ngi koy wax am na ay résidence yu nga xamante ne nit ñi dañuy fa ñëw fa noppalu ñu constaté que am na benn u ñaar u ñett bon des cas yu nga xamante ne bi xale yi dañuy lab ci biir piscine yi ñu sensibiliser parents yi pour que toujours rek xam nga ñu ngi ñëw toujours ci parents yi rek ñuy gën a farlu ci xale yi. waaw li nga wax yaa xam am na dëgg la te it loolu mooy dëgg. parce que tamit fu mel ni Saly boo ñëwee comme soxna si ni mu ko waxee ngay ñëw di ut si bànneex ba far jëlee fa naxar loolu musiba la bu baax c'est-à-dire nit soo àndee ak sa njaboot da ngay vigilant surtout nga dem dans les hôtels nga fekk fa ay piscine wax na ko am na piscine yoo xam ne am na piscine xale comme am na yoo hôtel yu nga xamante ni amul piscine xale kon xale yi da nga leen di surveiller te it am na ay maîtres nageurs comme ni ñu ko waxee am na tamit ñuy veiller ci sécurité xale yi ci piscine bi mais n'empêche que xam nga xale moom xamul dara mooy lépp loo gis ne moom xool naka rek jàpp na lii neex na bànneex na pour moom rek mën na su dugg dafa dul xam sax muy bànneex comme muy sofaan ba mais nag li ci gën a am solo mooy parents yi nañuy gën a veiller ci xale yi très bien beneen bi maman oui mooy wax nga ko am na ay auberge yoo xam ne duñu ay hôtel mais gars yi dañ fa ñëw dëkk ak seen njaboot mais auberge yooyu li nga xamante mooy ay mesures de sécurité aussi war nañu état di ko surveiller est-ce que mesure de sécurité yëpp am na ci auberge bi wala déet. très bien alors maman. waaw foofu la ñuy waxee rek ne parent bi nga xamante ni le moom moo jur doomam balaa koy kenn di fekk si loolu moom responsabilité doomam ci moom la nekk. donc moom rek moom moo war a jël matuwaay yi ci war comme ni muy réservé buy war a ñëw fii hôtel bi muy dem. wala kër gi muy dem noonu aussi la war a jëlee précaution yi war. ci li nga xamante ni moom mooy sécurité doomam. donc ñu defaat benn conseil rek boo xam ne dañ koy jëmalee ci bu ñuy ñëw Saly. xale yi dañuy ànd ak ñun ci oto yi. d'habitude dañuy gis que ne xale yi bu ñu duggee ci oto yi duñ leen takkal seen ceinture. dañ leen di bàyyi noonu wala sax des fois ñu jël xale indi ko ci kanam. muy nekk di def lu ko neex te bu jéeyee amee rek dafay doon lu catastrophique loo xamante ni la nii réccu rek lay jur. donc bu ñuy génn xale yeeg bu ñu demee ci endroit bi ñu bëggoon nekk. nañuy jëlu penu di toppatoo xale yi. parce que aussi tamit xale dafa dépendant ci parent. tout à fait mi ngi noonu. en tout cas maman dañuy kontaan vraiment ci conseil yi nga xamante ne bi indil nga ñu ko parce que dëkk bu mel na Mbour Saly defe naa ne bu nit ñi dañuy
dañuy ñëwandoo vacances avec les enfants te dañu soxla vraiment une surveillance surtout ñi nga xamante ne bi dañu tuuti bu baax a baax et tu as donné des solutions hein c'est-à-dire que au réveil takkal leen gilet donc fu ñu mën a dugg de toutes les façons duñu mën a gaañu en tout cas maman kontaan nañu ci conseils yi nga xamante ne bi indil nga ñu ko parce que nag on adore nos enfants kon nag xale yëpp yàlla na yàlla guddul seen fan. Amin yaa xam nga ki jóge këram ñëw fii nii bànneex rek lay ursi ak njabootam donc dañ koy ñaanal rek bu ñëwee yàlla bu ko fi benn nattu jot pour éviter yooyu nag na jël lépp loo xamante moo di matuwaayam donc foofu la ñuy tàggoo suñuy téléspectateurs daal di remercier ki nga xam ne moom moo ci jàpp esprit chic Fatou borom esprit chic moom moo jaax ci cheveux yu baax yi ak make-up bi donc numéro téléphone am nekk 77 653 79 26. Très bien ma remercier la yow aussi. yow tamit maa ngi lay sant di la gërëm mama nga toogani ak ñun ci plateau bi parce que nag saa su ne et je pense que monsieur Sall météo tamit dafay am solo ci yéen ñi nga xamante ne yéenay dem ci géej gi n'est-ce pas. dëgg la météo moom dafa am solo trop. ci ñi nga xamante dañuy dem géej. te puis tey jii wax naa leen ne mool yi dañ koy déglu. avec vigilance. Très bien. Alors ça c'est extrêmement important donc dinañ ñëw ci vraiment liggéey bi nga xamante ne bi def ngeen ko fi mais aussi les projets en tant que président bu quai bi yi nga am ci quai bu mag bi muy quai de pêche bu Mbour monsieur Sall. Bon projet yi ñu am ci quai de pêche bi moom. mooy quai bi quai la boo nga xamante ne bii dafa nekkul bu nekkul premier quai de débarquement du Sénégal nekk deuxième. D'accord. Donc dafa laaj ay amélioration. Ok. Parce que quai au fur et à mesure dañuy améliorer li fi nekk pour mu gën a nekk en conformité avec les exigences. dëgg la. L'hygiène et la salubrité et cetera et cetera. Surtout ouais. Surtout alors donc bu ci kanamee en tout cas dinañ la bàyyi aussi bu météo bi ñëwee ba noppi nga lancer un message à l'endroit de ñi nga bokkal liggéey bi ñi nga xamante ne bi ñoo nekk fii ci quai bi en tout cas di la remercier en attendant que ñuy dem régie dellu siwaat mën a xool sama xarit la grande Saint-Louisienne Khady Didi fan la féete pour indil ñu météo bi nga xamante ne bi ñii di pêcheurs yi nappkat yi mbokk yi dañu koy soxlo saa su ne ñu dem régie dellu siwaat. waaw defe naa ne nag bu nu séenee une Saint-Louisienne ci wetu géej xaw ma nag fan lay toog dañuy d'accord rek parce que mooy la grande Khady Didi fan nga féetee tey ci quai de pêche bu Mbour. yaa xam maa ngi fii ci fi gaar yi di teere. Comme ni nga ko waxee rek xam nga Saint-Louisienne moom bu toogee ci booru géej moom jeexal na. xam xanaa rek ñu jàll ci météo wu 16 août bi. Dakar nag matin bi dinañ fa am 26 degrés. bu demee ba midi mu nekk 29. ngoon si nekk 27. Diourbel. matin bi tamit nekk 24 degrés midi bi nag tàng torop nekk 34 ngoon si nekk 27. Linguère matin bi tam ñu am fa 26 degrés bu demee ba midi moom tam dina tàng torop ndax 37 lay nekk ngoon si nekk 29. ñu dem Saint-Louis matin bi nekk 27 degrés midi bi nekk 30 ngoon si tamit nekkaat 27. Kaffrine matin bi ñu am fa 24 degrés midi bi nag dina nekk 34 degrés loolu moom yaa xam tàng na. Très bien. Soir bi nekk 27. Ziguinchor bëccëg bi nekk 24 degrés diggu bëccëg bi nekk 30 soir bi nekk 26 foofu tam yaa xam comme toujours rek niñ koy gisee temps yi moom dina taw. day taw waaw. ok waaw Matam. matin bi nekk 27 midi nekk 37 ngoon si nekk 32 Matam nag yaa xam dina tàng torop ndax différence su kii yi degré yi bëriwul bu baax. ok d'accord. ñu dem Kédougou matin bi ñu am fa 23 midi bi nekk 29 soir bi nekk 24. ñu dem Thiès matin bi ñu am fa 24 degrés. midi bi nekk 32 soir bi nekk 26 waa Mbour mën nañ jàpp ne même climat yi lay nekk daal. ñu dem Kolda matin bi nekk 24 degrés midi bi nekk 29 ngoon si nekk 25. ñu dem Sédhiou am fa matin bi 24 midi bi 30 soir bi 25 ak taw bu bëri. D'accord. Kaolack matin bi tamit nekk 24 degrés midi bi nekk 33 ngoon si nekk 27. Tamba foofu laay jeexalee ak yow yaa xam. matin bi nekk 24 degrés midi bi nekk 31 soir bi nekk 27 foofu nag yaa xam orage tamit lañ fay am. D'accord. ñu ñëw si lever du soleil bi. fii ci Mbour dina nekk si 6h54 minutes. coucher bi nekk 19h30. premier marée basse bi ñu am que si 6h38. deuxième bi nekk 19h15. tamit dinañ fa am 12h ak 36 minutes de soleil.
transit solaire bi dina nekk ci 13h12 mais yaa xam balaa may pare ak yow dama bëggoon laaj président mareyeurs yi ndax am ñoom fii pêcheurs yi dinañu respecter heure marée yi pour bu ñuy dem ci géej gi. oui monsieur Sall. si soxna si lu mu wax noonu. dëgg la parce que marée yi. waaw tam surtout mool. dafa am lu ñuy wax ci mool ay kiiw. d'accord kiiw mooy par exemple dafa jën yi dafa am ay si marée yooyu. waaw jën bi seen dox. ak bu dee da ngay napp seen lekk. dafa am ay heure ku nekk ak sa métier. waaw léegi. marée yooyu daf ci jouer. d'accord soit marée basse wala marée haute. dafay jouer ci jën yi. ba loolu yëpp. mool yi ñoom xam nañ ko. dañ ciy bàyyi xel. très bien alors Khady defe naa ne monsieur Sall tontu na sa question waaye ci biir météo bi rek ñuy ñaan rek vraiment Dakar taw parce que vraiment ça se fait rare cette pluie là Khady ñi maa ngi lay remercier c'est toujours un plaisir di fekk ak yow ci li nga xam ne moom mooy météo plaisir de te retrouver très prochainement. merci Yaram plaisir partagé. merci à toi. bye monsieur Sall bye bye monsieur Sall est-ce que yéen Mbour mi ngi taw bu baax parce que ñun. bi fi RTS2 ñëwee yàggul loolu. Mbour bon def na ay taw mais tawagul taw yi nga xamante ni réellement yi mu fi doon taw. yi ñu doon wooyee taw waaw taw carrément. très bien wax dëgg laal yooyu amu ko fi mais def na fi nag ay taw. d'accord mais nag taw yi ni mu doon abondant. defagu. très bien Dakar aussi en tout cas ñu ngi ñaan maa ngi koy bamtuwaat que mu taw parce que tamit dafay baax ci nit ñi il fait actuellement très chaud alors monsieur Sall émission bi mi ngi jeex du ñu def rek lu dul jox la kàddu gi nga am peut-être maa ngi koy wax sànq message yoo lancé ñi nga xamante yaa bokk ak ñoom liggéey ak voilà un message à l'endroit de tous les Sénégalais ak aussi les présidents yu quai de pêche parce que quai de pêche yi bëri na aussi si sunu dëkk monsieur Sall merci. waaw merci yaa xam maa ngi rafetlu aussi wax dëgg yàlla li nga wax mooy il faut que tamit ñun tamit bu ñu amee occasion yu mel nii lu mel ni RTS day ñëw di wax ak ñun tamit muy occasion pour ñu mën a génne lan moo xew ci dëkk yi dafa am solo ba vraiment ñu ngi koy rafetlu di leen ci gërëm di leen ci sant di wax ne message bi may lancé rek lenn la mooy géej ñi nga xamante ni ñi ñooy ngir bandi mool ñun ñoo ko bokk biñ ko bokkee kon ñun ñëpp dañuy ànd bokk benn gis-gis bokk benn jëmuwaay pour que tamit géej gi mun a continuer di ñu jëriñ parce que tamit ñun am na loo xamante ni war nañ defal suñu bopp autocritique mooy lan mooy ñu fexe lu nga xamante ni dafay yàq géej ñun ñëpp à l'unanimité ñu bàyyi ko parce que tey jii nit olof yi dañuy wax naan ñey buy xaale babal doom ji moo tax mais tey jii ñun am na ay mauvaises pratiques am na ay wax na ko si sa njëlbeen wax ay genre lu mel ni ay pollution sànq yaa ngi dégg soxna si mu ngi la wax ne Saint-Louisien bi fi ma taxaw am na yu fa xaw a doy waar mais yooyu fa doy waar xam nga ne géej gi andiwu ko fi de mais nit ñi ñoo ko fi andi mais yooyu yëpp dañ ci war a veiller parce que bokk na ci lii indi rareté de la ressource kon ñun war nañu xool nan la ñu war a amee une pêche durable pérenniser li nga xamante ni bii mooy pêche artisanale loolu kon dama naan ñun ñu bokk secteur bi yëpp muy mool muy mareyeur muy micro mareyeur muy femme transformatrice muy état ñun ñëpp ñu fexe ba li nga xamante ni muy sunu patrimoine muy géej ñu moom ko ba ñu fexe ba ñu sàmm ko ba suñuy sët ak suñuy sëtaat mën a continuer di si jëriñu comme suñuy baay suñuy maam fi ñu jaaroon man message boobu laay lancé concernant météo bi aussi wax naa leen ne bien vrai présentation bi c'est très important mais dem naa les secteurs de la pêche def na ay avancées parce que avec la nouvelle technologie même am nañ ay partenaires du mel ni Intermonde FHI ak waa CESA am na ay genre téléphone yu ñu jox fi mu nekk nii une fois que géej gi war a am mauvais temps rek automatiquement sa téléphone boo ko taalee dugg si benn icône wise daf lay wax lan moo xew ñooñu recevoir nañ leen waaw RTS2 beneen bi mooy mool yi déjà tey jii météo taxawal nañ li ñuy wax les conseils locaux de pêche tey jii ñooñu dañuy liggéey ci wàllu gestion de la ressource il faut tamit ñu di leen déglu bàyyi leen xam ne ñoom lu ñuy wax du seen wax la boo xam ne bii bu jëriñ àddina yëpp ba fi mu ne nii bu ñu nee mauvais temps am na rek automatiquement ñu tàllal drapeau rouge ci zone bu nekk ci quartier yi quartier mool yi bu ko defee ñëpp na tey drapeau rouge moo jóg de kon y a problème nañ leen toog jël suñu prudence parce que tamit perte de vie humaine yi bëri na beneen bi
mooy bu travaux verts jógee ñëpp dinañ xam ne y a beau temps ñëpp mën nañ dem liggéey même bu fekkee buñ tax drapeau jaune dinañ xam ne moyennant c'est moins méchant loolu yëpp c'est important mais li may lancer message aussi mooy tous les quais de pêche du Sénégal ñu fexe ba ñun les quais ñu jël leen yore leen yoreen bu mucc ayib parce que tamit jën dafa am solo te jën tey jii pour mu tukki dafa am benn norme bu mu laaj norme yooyu mu laaj il faut ñu respecter ko respect bi nag problème de civisme la mooy ci gaal bi la ñëw ci mareyeur bi continuer ñu emballé ko mu dem usine dem vers l'exportation doon dafa am benn lu mu laaj ci hygiène ak salubrité muy la traçabilité il faut ñu respecter ko. très bien te respecter ko. waaw sunu njëriñ la ñun. dëgg la tey jii luy dem si géej si gaal dafa bëri. mais tey buñ doon seddoo téeméeri gaal duñ doon napp. tey ay junni gaal ñoo koy napp. kon tey jii da ngay war a jàpp tuuti. mu nekk xaalis bu bëri. waaw kon nag c'est nga ça gis qui est important. nag monsieur Sall RTS2 ba mu ñëwee teg na baaraam foofu tout simplement pour attirer l'attention des populations parce que ni nga ko waxee c'est important parce que y a des normes yu nga xamante ne bi soo ko respecté wul sa jën du mun a dem. donc loolu yëpp salubrité bi en tout cas ñi ngi ciy woo population yi pour que ñu jàppale seen bopp pour que lépp lu ñuy def mu mun a continuer comme ni nga ko waxee génération yi mën a mbokk yi jëriñoo géej bi nga xamante ne bi Sénégal dañ ko xamee dëkku pêche en tout cas mbokk yi ça a été un énorme plaisir en tout cas pour la RTS2 ñu teew fii ci gaal bi nga xamante ne bi tey fi la ñu defee émission bi ci quai de pêche bu Mbour waaye nag di beral ngërëm bu baax a baax ki nga xamante ne bi mooy le président bu quai de pêche bi monsieur Adama Sall ñi ngi remercier par la même occasion le maire de Mbour monsieur El Hadj Fallou Silla di remercier tous ses collaborateurs RTS2 mbokk yi ñi ngi sant di gërëm vraiment tous les techniciens du ma fàtte kenn ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm waaye nag damay remercier ñi nga xamante ne bi saa su ne ñooy jàpp ci solo bi di jàpp ci bopp bi maa ngi remercier madame Seck nga xamante ne bi mi ngi am boutique am Beau Bijou nekk fële ca Ngor en face bu mairie bi di ngeen gis numéro téléphone am di affiché maa ngi remercier aussi Awa Ndaw Latifa nga xam ne mooy jaar saa su ne ci bopp bi 77 639 69 41 di remercier encore une fois toutes les équipes parce que nag vraiment liggéey bi ñuy def fi nga xamante ne bi moom mooy Mbour am na solo waaye nag mbokk yi di leen jox rendez-vous incha allah suba muy suñu étape bu mujj fii ci Mbour su ko defee RTS2 daal di delluwaat à la maison du tere dañuy gën a saa su ne di jege suñu population en tout cas ça a été un plaisir merci encore maman monsieur Sall on vous remercie ñi ngi ñaanal képp ku fi liggéey loxo yi wér xel yi wér bu ko defee ñu mën a ñun ñëpp àndandoo daal di sàmm njaboot gi ça a été un plaisir d'être avec vous je vous souhaite une bonne suite des programmes sur la RTS2 encore plus proche de vous à demain au revoir.